politique la ñuy ñëw ak ki nga xam ne mooy Yabou Sy ñu nar ko sekk nag ak Seydina Seck comme ni ñu koy defee altine bu jot Seydina maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Thiala di nuyu aussi Abou di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñooy seetaan Leral TV yëpp. naka weekend bi ça a été. waaw alhamdulilah. noppalu nga weekend moom waaw weekend la ci biir weekend yi. alhamdulilah Abou politique la ñuy ñëw ñu nar a waxtaane ponk bu njëkk bi ki nga xam ne mooy Mimi Touré. waaw bu baax a baax Mimi Touré ñu daal di koy invité fële ca extérieur sax Jeune Afrique ñoo ko invité woon mu daal di wax fa lu bëri ci yi nga xamante ne leen ko doon wax depuis bi ñu ko dàqee ci li nga xamante ne mooy ci gouvernement bi moom ne xam ngeen dañ doon wax ne dafa am ambition politique te tout le monde sait que dans la mouvance présidentielle boo amee ou bien wala bokk bu ñu lay jiiñee tuuti nga am ambition politique tu es automatiquement écarté du groupe effectivement Mimi Touré il a avoué que ni am na ambition politique bu baax a baax moom Mimi Touré yemul foofu moom nee na bépp politicien buy wax ne amul wala buy cacher ses ambitions politiques moom kooku waxul dëgg peut-être day jéem a ut yenn proxndooleeg ñu bañ ko xam nee na tamit ñëw na ci wàllum kër yi ñëw na ci wàllum audit bi xam te ni conseil économique social et environnemental lañ koy war a auditer moom na pare na ñu ko auditer bu baax a baax parce que moom nee na ragalul dara mais la phrase bi xam te ni moo Seydina moo soxal ñëpp maanaam moo intéressé tout le monde que ni moom génn na effectivement am na ambition politique et dafa war a def politique si je pose la question yan ambition politique la Mimi Touré war a am effectivement. waaw mais loolu moom mooy laajte ndax Bamba murit la wala rek parce que tamit lu may faral di wax naan politique ku koy def ak même bu dul politique sax lépp lu waay def si àdduna pour man da ngay ñaan yàlla être au sommet. Mimi Touré mu wax ko mu bañ ko wax fu Macky Sall toog tey fa la teg bëtam. su fekkee loolu lay ambition parce que nekk na premier ministre amul lu ko gën a kawe ci gouvernement. donc président moo ci des mooy loolu lay yóotu. gis nga nag sorti gu mu def man lu mu si mën a jàngatee mooy Mimi mi ngi teg benn tànkam ci biti. te nu ma ko gisee it ku mën a jël ay responsabilités am ci wàllum politique. parce que Macky Sall comme ni mu ko defee woon en 2008 ba muy quitté PDS. daf leen bàyyi woon ak seen mairie bàyyi leen ak seen poste assemblée nationale bàyyi leen ak seen ndombal tànk ci parti bi génn. na yàlla baax na parce que ku la dàq jël say responsabilité politique moo la gën a mën a jëm ca kanam. loolu moo manqué woon Idriss Seck ba muy génn PDS. ñu jëlul ay responsabilités am te Mimi Touré ñu wax ko ñu bañ ko wax du yàgg dara nu ma ko gisee nii muy wax première sortie bu muy def parce que boobu léegi dafa gul sortie médiatique boo xamante def na conférence de presse wala wax mais gis première sortie bu muy njëkk a def. lu muy njëkk a def kooku moom bu la neexee élément bi ngeen tàgg ko denc. loolu lu ma xamee nit ki ak nu ma xamee politique. première sortie mooy démissionner ci APR. te loolu moom gëw ma ni mu nekkati luy duré. waaw parce que gëw ma ni aussi dina xaar bañ a dàq ko ci APR. xanaa waa APR dégg émission bi réunir seen bureau politique d'urgence pour dàq ko mais Mimi Touré koo dàqul day génn. est-ce que loolu dina nekk avantage pour njiitu réew mi wala parti APR. non xam nga politique moom bu ñu nee soustraction. kenn ñaanu ko yàlla ci politique. benn règle la am muy addition heure boo xëyee da nga war a ñaan yàlla say parti di yokk ay nit ay militants yu bees ñëw di adhéré. tey parti militant bu génn rek. gënulul borom parti bi. yàlla nag moo def àndandoo moo mel noonu. arrêt boo dem. politique parti politique arrêt boo dem bus la. am ñuy yéeg am ñuy wàcc. am na ñoo xam ñi ngi ñëw di adhéré am ñoo xam tamit ñi ngi dem mais APR jamono ji ñi nga xam dañoo mer ñoom ñu ëpp fuuf ñu bëri dañ ko waxul nag comme nu ko Mimi waxee ci interview bi nga wax ka nga bañ ko wax ñoom ñëpp dañ leen humilier bañ leen génne muy que ce soit Aliou Ngouille Ndiaye ak ñoom ñu nga xam tout le temps wax naa ko ba tàyyi répétition lay nekk mais ñoom ñëpp kenn ku ci nekk tey même boo meru sa base tamit mere na parce que dañoo jël kenn koo xam dañuy jël tegal la ko pour mu ñëw nekk sa dauphin boo demee Dagana tu vois Omar Sarr ñëw dañ ko jël Matar Cissé wàccee ko ci yéekal Omar Sarr Aliou Ngouille Ndiaye ñu wàccee ko jël Samba Ndiobène Ka nga dem Amadou Ba ñu jël Moussa Sy teg ko jox ko PCA port autonome de Dakar xam nga loolu du lu ndaw mën na fa jël ay jeunes parcellois yu bari yóbbu leen ci port ba te ku la abali bët nag fu ko neex ngay xool boobaa tamit dafay gën a dëgëral basam. ba tey moom Mimi Touré c'est vrai bu ñu ko génne si gouvernement bi yàggul noonu mais ça mën naa wax tamit yàgg na parce que ça fait 3 mois mais est-ce que jotul mu génn def parti politique wala def mouvement am mu casé wu fenn fi mu nekk nii Mimi Touré ba amee ay ambition politique ñëpp xam nañ pour nga nekk président de la République il faut avoir nga am parti wala nga am mouvement. mais fu mu nekk nii dafay toog mu nee na sax ci kàddoom nee na wax jotul mais wax kañ lay jot.
mais est-ce que nekkul aussi di préparer dara. waaw mais xam nga nu ma xamee politiciens yi ñun ñëpp ay stratégie xam nga wolof dafay faral di wax naan boo yàkkamtee da ngay yónni yàgg. ndax yàgg bawul dara. donc gëm naa ne peut-être si loolu la nekk. taxaw si wax bon du ma jegewuma ko du ma porte-parole aussi mais xam naa ni ci yooyu la ñuy nekk mais yàgg dafay génn mais Macky tamit. du cuune ci politique. fii ku fii politique jamono ji Sénégal. boo royul ci Macky Sall ma xam ne mënu ko politique. ndax Macky dafa am stratégie politique. lu ñu naan ku ñëpp xam foo jëm doo gaaw a yegg. xamaa na ak Mimi nu mu xamee Macky Sall xam ne ni bu teelee ay ambition dañ lay faqat. on a vu Khalifa Sall. on a vu Karim Wade. déjà moom sax ñu ngi koy jéem a auditer. voilà donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam te nguur. bu dalee sa kaw kenn mënu ko téye. dinañ la indil ay loi yoo xamante ne xoolal affaire Khalifa Sall nu mujjee rek dem nañ ba ñëw daan la fi nekk nii avenir am en politique mi ngi ci loxo Macky Sall. mais concrètement si on essaie de dire les choses de façon concrète est-ce que Mimi Touré peut poser quelque chose. pour poser quelque chose ça parce que Mimi natt bu ñu dooleem Grand Yoff la defoon sa base. ñu gagné ko fa. ginnaaw ci la dem Kaolack. lan lay poser Kaolack xamaguñu ko. parce que amagul élection yoo xamante ne am na fa ba mu jiite ko. lépp solo base politique am nga am base nationale gën. léegi nag c'est à elle de prouver que ni sénégalais yi am na ci woon confiance moom moo war a mën a teg ay tànkam fu Macky Sall tegoon ay tànkam. Macky Sall dafa def tournée nationale 3 fois wër ko Sénégal. wër diaspora bi 2 fois. plus de 80 et quelques mille kilomètres buñ calculer ci tournée yi mu def yëpp loolu lay toll. donc te loolu nag dafa laaj liggéey. donc nekkul liggéey boo xamante da nga ko def pour benn at wala ñaari at bu fekkee dafa am ay ambition bëgg ne dafa bëgg a jiite réew mi c'est maintenant ou jamais. maintenant ngay jóg. wan Sénégalais yi même boo waxul mais demal nga nemmeeku Sénégalais yi. parce que erreur bi nga xam moo daloon Abdou Mbaye mën na ko dal tamit Abdou Mbaye il était trop républicain wax naan non tu sais man leen non Macky Sall booy politique moom da ngay nekk il faut être un stratège comme lui. doo ragal. boo ragalee moom doo dem fenn. donc il faut que bu dee dafa bëgg ay politique na dem Kaolack dem wër dem Fouta dem Saint-Louis dem fépp seeti Sénégalais yi. xam seen jafe-jafe donte sax doone ma premier ministre ku ko nekk ak presque 7 ans nga nekk ci dans les affaires ñàkkul mu xam jafe-jafe Sénégalais yi. mais na dem jéem a créer parce que tamit amagul parti politique. amagul mouvement. te yëpp aussi il faut nga am benn booy mener benn combat il faut nga am légitimité. donc loolu nag ndax dafay créer mouvement politique ndax dafay créer parti politique ndax aussi dafay dem ñu amal ko récépissé comme ni ñu ko gisee si yenn leaders yi. tamit aussi ñu ngi fàttaliku URD ak Djiboka. Talla Sylla moo ko joxoon récépissé am. ci la demoon amoon 11 députés en 98. donc yëpp ñu ngi koy fàttaliku donc moom moo war a mën a xam. gindi ñi nga xamante ni ay nee nañ ay soppeem lañ parce que gis nañ Facebook. créé nañ ay groupes yu bari donc yooyu yëpp moom moo leen war a mën a gindi. taxaw wax ak sénégalais yi jël ses responsabilités. jël yoonu boppam bu fekkee dafay jël yoonu boppam. wala tamit bu fekkee dafay nekk biir APR mener son combat démocratique ci biir APR wala dafay ber yoonu boppam mais lu ci mën a am rek na gindi sénégalais yi nit ñi xam fu mu jëm. léegi est-ce que mënuñu xaar Abou balaa ngay ñëw Mimi Touré jóg dem ci beneen parti. loolu moom kaw ma ko ci politique. mais loolu dina xaw doy waar sinon rek mu des fu mu nekkoon. mu des APR question bi ma laaj. bu ñu xoolee fu mu nekk nii l'opposition. opposition bi nu mu demee. Mimi Touré am ambition politique ñëpp xam nañu l'ambition politique Mimi Touré devait être unique. être président de la République bu ñu gisee Mimi Touré ñu gis Khalifa mu def ay yëfam. ñu gis Ousmane Sonko muy def ay yëfam à part entière. Karim Wade éventuellement dina ñëw. est-ce que on n'attend pas à une opposition vraiment dispersée te loolu dina arranger le président de la République. waaw mais xam nga li ñuy wax rek. parce que bu ñu booloo woon moom. booloo mooy doole. waaw mais boo xoolee ces 4 têtes que je viens de citer yaakaaruma est-ce que kenn dina nangu ranger wu ci gannaaw keneen ki. non xam nga état moom ak ku mel Macky Sall. stratégie bu mu mës a dawal yëpp ba mu toogee ba léegi mooy diviser pour régner. donc lu ñu gën a disperser mu gën ko arranger. mais bu ñuy xool ñooñu mën nañoo ànd bu dee élection locale la. parce que élection locale mën nañ ne tey jii Khalifa Sall moom lañ jël bon entre guillemets parce que sax avenir am mi ngi si loxo Macky Sall kon moo koy waxee ba tey. jiite ko maire bu Dakar wala Barthélémy Diaz. ñu ne Cheikh Bamba Dièye Saint-Louis ñu ne kan sax encore ñeneen ñi Ousmane Sonko Ziguinchor et cetera. donc bu dee élection locale yooyu du am problème. bu dee élection député tamit. loolu mën naa bañ a am problème parce que tamit liste nationale bi gars yi moom moo tasoon
élection législative yi passé opposition seen ànd. donc bu fekkee kenn ku nekk nangu nga dem sa base loolu du am problème mais élection présidentielle c'est autre chose kenn la ñuy fal. te kooku bu ñu ko falee après lu ko neex lay def on a vu avec Abdoulaye Wade bañ ko falee au pouvoir 1 an lañ si def 2 ans ñoom Moussa ñu commencé leen dàq ñoom Amath Dansokho ñoom ñëpp. ñoom ñëpp dañoo jëm ranger di lutter contre lui. donc loolu mooy problème mooy fan la ñuy àndee ñoom ñëpp. te loolu gëmu ko ndaxte Khalifa Sall jamais du nangoo ranger wu si ginnaaw Ousmane Sonko. Cheikh Bamba Dièye mii sax du nangoo ranger wu si ginnaaw Ousmane Sonko. ak Karim Wade du nangoo ranger wu si ginnaaw Ousmane Sonko. et en plus boobu pourquoi sax ñu naan Ousmane Sonko. parce que voilà c'est pourquoi je dis très bien parce que tamit Sonko tamit gëmoo mu nangoo ranger wu si ginnaaw Khalifa Sall wala si ginnaaw keneen ak keneen parce que moom jàpp na ci boppam dans sa tête que ni en 2024 moom. voilà donc moom déjà dans sa tête moom ñoom nekk nañu président en 2024. donc ku mel noonu tey boo ko bëggee ne ko da ngay ranger si ginnaaw diw mu defal la premier ministre wala dara kooku du ko mës a nangu. donc loolu mooy waral nag tey jii ñoom seen ànd peut-être. ba 2023 lay wala après élection législative yi bu dee ànd nañ ko mais sinon moom mënu ko passer après. parce que 2023 da ngay gis ku nekk commencé. lu tax ma posé question boobu. loolu moo leen dal ci élection présidentielle 2019 yi. maanaam dispersion boobu loolu moo sabab donc le président de la République Macky Sall am facilement lu mu am ñu bañ a génn ki nga xamante ne mooy Mimi Touré. au-delà des difficultés. amagul parti politique au-delà de ces difficultés elle n'est pas en tout cas claire pour le moment ci lu mu bëgg effectivement parce que moom nee na sax temps bi jotagul mu fekkante ni effectivement mu ngi bëgg a jot parce que moom déjà il n'est plus dans la mouvance mais aussi mu nekk jigéen Sénégal boo nekk ab jigéen am ambition bu nekk président de la République est-ce que du handicap la parce que ñi ngi fàttaliku en 2000 borom Marème Wane Ly borom Parena moom nakate moom parewul woon moom a créé parti Parena bëggoon nekk candidat mais mënu koon nekk on a vu aussi Diouma Dieng Diakhaté ak Amsatou Sow Sidibé ñu ñëpp ba après fan lay mujj problème mooy Mimi Touré aussi Seydina donc Mimi Touré lu mu wax rek Mimi Touré il faut que mu liggéeyaat si base am il faut que mu liggéeyaat parce que tamit politique lu ñuy faral di wax dëgër laa def ci baax bu la ñëpp rejeté sax sa base da lay téye on a vu avec Idriss Seck élection daan jot fépp lay ñàkk mais Thiès da koy téel boppam Abdoulaye Wade au temps d'Abdou Diouf daan téye Kébémer parfois même biir dañ ko daan gañe mais des fois Dakar sax da ka daan gañe donc politique moom foo gis rek base da ciy baax donc moo tax bu fekkee que ni bëgg na dara bu dee da nga ko xam loolu sa mbokk la nekk na jug jot na voilà loolu daal laa koy digal. voilà dañuy génn ci kooku ñëw ci keneen ki nga xamante ne ñoo bokkoon fële ci pouvoir bi léegi ba tey ñoo bokk ci opposition bi mooy ki nga xamante ne mooy maître Moussa Diop. maître Moussa Diop mu génn moom tamit ñu daal di koy daal ci benn émission mu wax devant Dieu et devant les hommes nee na il fera tout pour empêcher le 3e mandat de Macky Sall alors est-ce que ce sera facile comme il le dit. waaw xam nga maître Moussa Diop dama defoon ak moom émission en 2015. boobu temps seen direction boobu temps ñu ngi koy doog na mi juste. seen direction mi ngi nekkoon fële Sotrac Wakam fu mu nekkoon foofu ancienne mooy actuellement fu ñuy def siège parti bi. fa lay nekkoon. émission élément dama ko wër ba sonn gisuma ko. boobu la ma waxoon ne ma Macky Sall bu fasee dafa taxaw pour def 3e mandat. man su ñu koy njëkk xeex ci laay bokk. c'est en 2015. 2015 ça c'est loolu moom ma wax leen ko. boobu parce que dama ne ko li ngeen doon xeex parce que dafa bokkoon na si ñu doon xeex Abdoulaye Wade pour 3e mandat. ma ne ko est-ce que bu dee ba Macky Sall nekk situation boobu mu ne bu nekkee situation bi maa koy njëkk xeex. moo tax ba mu taxawee def déclaration yi ak position bi mu jël bettu ma. te newoon naag bés boo waxoon leneen dinaa fexe ba wër vaar bi indi loo ko teg. loolu moom wax naa ko mu dégg. donc ma gis aussi fan yi mi ngi def ay sorties yoo xamante ne. gëw mu baax ci Macky Sall. parce que tamit kii di Moustapha Diakhaté. Mimi Touré. Moussa Diop. ak kan sax ak bon ñooñu la ñoom ñooy taxaw di créer benn front pour anti 3e mandat. pour le moment les Amadou Ba. waxuñu dara mais ñooñu waxuñu dara mais groupe yooyu noonu lu ñuy liggéey suuf moo gën a grave. voilà d'ailleurs moom Moussa Diop nee na dès 2023 Macky Sall dina am ñu bëri ñi nga xam ne dañuy jógee si. non mais loolu daal di ñëw daal di faire face ak moom parce que fu mu nekk nii bëgguñu perte seen poste. est-ce que dafa jot ay information xam ne ñooñu vraiment day ñëw faire face à Macky Sall.
mais xam nga tamit politique aussi tiitalaate ak yooyu da ciy baax. parfois da ngay jékki-jékki parce que dégg naa émission mu ne man sax maa ngi ay affaires yoo xamante ne su ma ko waxee du baax. donc yooyu da ciy def dañuy jéem a jouer si kaw si biir maayinu gars yi quoi pour jéem leen xofal mais parce que c'est Moussa Diop c'est quelqu'un boo xam ne il est très stratège aussi dafa mën a communiquer. bu waxee aussi gars yi dinañ xam voilà dañ ciy bàyyi xel dañ kon maa di ma da waa ji dafa am lu mu xam te kay yëguñu ko. donc loolu moo tax mais gëm naa ni moom front boobu ñu wax moom day taxaw. loolu day taxaw te du yàgg dara dinañ ko gis. peut-être mois de janvier au plus tard février. dinañ gis loo xam ne parce que tamit foofu la moment di xeex bi di commencer. tamit parce que tamit moom moom aussi il va devenir maire Podor mooy sa base. foofu la voilà moom aussi. voilà donc instant bi ñoom ñu ngi en pleine campagne. te nii la ñu war a mën def aussi pour gars yi bàyyi leen xel te gars yi sax ñu ngi leen di bàyyi xel parce que sénégalais aussi lu may faral di wax nag bëgguñu injustice. parce que bu fekkee ne yow da nga taxaw nit ki war fi def troisième mandat nga dàq ko. parce que dama yaakaar booy dem bay dàq nit da ngay xool si incompétence li ñu ko dénk ndax tële na ko mën ne mate na ko wala matewu ko. nga ñu dàq ko mais boo jëlee rek parce que Macky Sall bi doog dafa ne la patrie avant le parti. mais nu muy doxalee nii le parti avant la patrie la. donc te loolu aussi Sénégal yi duñ ko rafetlu. bëgguñu injustice. tout le temps ma ni jiboo ko bañ ko bund xatalee PS. ba mu génnee élection yi sopp dafa am doole jël deuxième. Moustapha Niasse aussi la même chose élection 2 dafa jël troisième am doole. Macky Sall tamit dañ ko injustice ba moo tax mu tey mu nekk président. tey ji Macky Sall moom moo nekk di def promotion kii di Mimi Touré di def promotion kii di Maître Moussa Diop ak ñeneen ñoo xamante ne tey ñi ngi dund injustice bëgguñu tooñ dëng nañ bépp dëng mais bëgguñu ko ñuy déewal doole bëgguñu aussi kuy jëfandikoo kattan ak doole bu la pouvoir may nga koy dal di ko teg si kaw doomu aadama yi loolu Sénégal du ci d'accord loolu moo waral moom Abdou Aziz daan na ko wax ne la tey gis ngeen Lamine a ngi nii tëdd ana kattan gu mu amoon ana doole gu mu amoon ana daraja bi yëpp bàyyi na ko si àdduna ñu ngi nii ñu tëral ko dara mënulu ko boppam donc loolu dafa nekk discours boo xam dañ ci war a bàyyi xel tout le temps loolu moo tax bu ñu lay yàlla joxee doole dénk la ko du pour ngàndaay boo xam ne nga si néewal doole ay doomu aadama loolu nag sénégalais yi ñoom injustice boobu moom musuñu ko bëgg te duñ ko nangu tamit voilà xam nga tuuti anticiper si question bi nga xamante ni bëgg naa ko laaj est-ce que lii wokk Mimi Touré moo xuri ki nga xam ne moom Maître Moussa Diop ñëpp xam ne Maître Moussa Diop musagul dem élection n'importe en tout cas lesquels musul dem élection te mu bokk ci benn ab département bi nga xamante ni am na 3 ministres département Podor am na Cheikh Oumar Anne am na Abdoulaye Daouda Diallo am na fu mu nekk maire Aïssata Tall Sall moo fa nekk maire tamit nekk ab ministre te nekkul ministre n'importe quoi dafa defar ne ministre des affaires étrangères mu représenté lu rëy est-ce que Maître Moussa Diop peut en tout cas dévier ñi ñëpp imposé wu ba nangu ba am dara ci ñi nga xam ne ñetti ponkal parce que ñetti ponkal yi ñëpp xam ne c'est kii Abdoulaye Daouda Diallo pouvoir bi mu am surtout ce côté boobu na falaa nekk xam naa ni du quoi il représente comment dire Cheikh Oumar Anne aussi pareil Cheikh Oumar Anne loo ko mënta waxal mairie comment dire ville de Ndioum mu ngi fay def lu am solo te boo xoolee Podor ville de Podor Ndioum nga jàll foofu nga am Abdoulaye Daouda Diallo fu mu géré mu nekk lu dëgër fi xam ne ñoom dañ koy téy je ne pense pas nit kenn dina ñëw daal di koy jàpp est-ce que Moussa Diop am na chance. am na chance. est-ce que yaa ngi fàttaliku mairie Médina ñaata ministre moo fa nekkoon ba ko Bamba Fall di gagné. y avait Pape Abdoulaye Seck y avait Seydou Gueye y avait xaw ma ak Cheikh yu nekk. CDC Cheikh Ba ñun ñëpp ñu ngi si woon te teew lañ leen gagné. gis nga dafa élection locale. dafa foofu la xaw a différence le porte-parole du gouvernement Seydou voilà foofu la xaw a différence ak yeneen élection yi. fii base bi ñooy tànn gis nga ñuy wax noonu loolu rek mën na daaneel Macky Sall parce que frustration dafay am te Macky bu xëyee ne Aïssata Tall Sall mooy sama candidat. est-ce que ñeneen ñi dinañ ko tam. gis nañ mouvement Podor debout voilà ñeneen ñi gis nañ ci Podor debout. te ñeneen ñi dañu naan tey waa kaw Cheikh Oumar Anne ñoom Daouda Diallo dañu naan non pourquoi ñun kii war a ñëw jiite ñu. donc loolu mooy vote sanction loolu moo yàqal Abdoulaye Wade en 2009. donc Moussa Diop mën na profité ci vote sanction boobu. en plus aussi bu fekkee dafay bokk ci coalition boo xamante ne opposition bi dañuy booloo seen doole. muy ñoom Sonko ak ñoom mu bokk ci coalition boobu. donc mën na nekk seen tête de liste à Podor. donc dafay am doole. donc moo tax base bi daal ni ñuy décider mais je pense que ni mën na am chance. pour mën leen
gagné foofu parce que tamit vote sanction mi ngi fi. dañuy mer Aïssata Tall Sall du nangu. Macky Sall ñëw di jël maire bi di ko jox Daouda Diallo wala Cheikh Omar Anne. déjà ñoom seen militaire déjà du ñu juboo. campagne bi dinañ indi ay coow dinañ indi ay xeex di nga dégg ñu ne cortège Aïssata Tall Sall attaqué nañ ko. cortège Abdoulaye Diallo moo attaqué Cheikh Omar Anne yooyu yëpp da ciy am. donc loolu bu yàggee rek ku nekk naan léegi rek comme nii la. ma damay fonctionner parti bi ci base bi. donc foofu chance boobu la mën a. profité pour mën a. jaar seen kaw. am na solo ñu ñëw Abou ci beneen ponk bi mu mel ni Thiès la ñuy dem. waaw ñu seeti ki nga xam ne mooy Talla Sylla. ñu da koy nommé li nga xam ne ni conseil. président de la République moo def li ni mel. jaarale ko ci ab décret donc on peut dire Seydina fu mu nekk nii après avoir décroché ki nga xam ne mooy Idriss Seck léegi am nañu Talla Sylla. Thiès appartient à Yankhoba Diattara maintenant on peut dire Thiès. Seydina dañuy dégg à chaque fois gars yi dañ naan niti Thiès. waaw léegi waaw. niti Thiès entre guillemets. léegi fu mu nekk nii est-ce que léegi on peut dire que Thiès appartient à Macky maintenant Macky. moom niti Thiès yi. non waaw moom niti Thiès xam nga wax niti Thiès ak doomu Thiès c'est un peu différent. ah d'accord donc peut-être Macky mën na moom niti Thiès yi mais doomu Thiès yi ñoom ba tey ñu ngi moom seen bopp. voilà donc Macky dafay politique. man nee naa leen ku politiqueul Macky dafay politique. pas bu mu teg jarul laaj ne ko Macky la looy nar ak foo jëm. lu mu teg fi mu nekk nii stratégie la. loolu moo tax fi mu nekk nii nomination Talla Sylla parce que ay nomination conseiller boo xam yow ki nga no conseil doo ko gis. conseil boo xam yow amoo bureau foo kii donc yooyu yëpp ay formule yoo xamante ne bu jox nit ki parce que Talla Sylla peut-être jàpp nañu élection 2019 yi. lu mu si taxee woon ci parti bi. ak ñu ñëw jël ay Diattara def leen ministre jël Idrissa def ko lii te moom defuñ ko dara. ñu ne ko léegi am mokkal te ni mut. donc loolu laa ko jàppee mais du xam-xam boo xamante ne tey jii Talla Sylla war na ko mën a taxaw conseiller ko Macky Sall. wala mu xamal Macky Sall loo xamante ne Macky Sall xamu ko woon. amul benn information aussi ah donc maire boobu la yor Thiès maire yu Thiès ay problème nen la. donc pour man bay sa weewu tànk conseiller wala ngaa ko jéemal conseiller waa Thiès. wala sa biir mairie boobu ba tey mais poste yoo xamante ne ay nomination ay poste politique la nomination yoo xamante ne aussi wax dëgg yàlla salaire bu ñu lay fay xajoon na feneen sénégalais ñi ngi nii sonn ñi ngi nii mar tey jii poste conseil wala poste leneen dañoo bëggoon xam ndax marque ceeb la wala marque diwlin la wala leneen loolu moo gën a Sénégal loolu moo leen gën a yitteel ko ay nomination yi ay conseil ministre conseil ay conseil yoo xamante ne ay Amsatou Sow Sidibé wax na ko nee na man Macky Sall dama koy con mais musuma gis benn yoon lañ gisoon xaw ma benn 6 mois yoo xamante ne pour nga gis ko di nga daw audience bay bëgg a dee kooku na koy foo ko gisee ba koy conseiller weer bu dee nga dem nekk jël sa salaire boo xamante ne mën nañu wax ne entre guillemets entre parenthèses lewul parce que booy liggéey da ngay ñàkk jariñu mais yow li ngay liggéey ak ki ngay conseil woo ko benn yoon weer bu dee nga dem fayeeku loolu pour man du alal bu lew léegi pourquoi silence maire bu Thiès ci boobu nomination non mais gars yi nag dañoo bëgg parce qu'il faut savoir que jeex na ci àddu est-ce que sax wax na ci non mais xam nga tamit gars yi ñoom nomination moom daraje ñoom ñu ne rek kii conseil président loolu jar na lu ne bon Talla Sylla bon man c'est vrai que mi ngi woon ni pat voilà moom mi ngi doon pat tamit toog te Talla Sylla aussi depuis un certain temps bon xawoon fan yii Macky Sall recevoir na ko audience recevoir na ko audience xam naa boobu dafa gisoon ay écho yi gars yi di kii xam naa boobu la ko dis soxlaam yëpp saa waay nommé ko ñu waxtaan si mais bon Talla Sylla c'est quelqu'un boo xamante ne aussi nu mu meloon bu njëkk ak léegi doole googu dafa wàññeeku dooleem dafa wàññeeku par rapport ak ba ñuy xam Talla Sylla dëgg ci dëggoom mais tamit dafa am dama leen comprendre benn instant tamit opposition da neexul Macky moom buy xeex yow da lay sonal ba nga sonn ba nga lot mu ñëw may la ndox nga naan te ndox moom doo ko bañ c'est vrai que Thierno da naan njiitu réew mi boolewul dara ki wax non du boobu jamais du wax Macky non Macky rek Macky du wax de moom mi Macky barke démb mu jël otoom def lu un peu tour du Dakar ak Asali ban jour la woon. C'était le samedi je pense. si c'était avant-hier c'était le samedi. C'était le samedi di conduire voilà di xool dëkkam bi nu mu. balaa mu doon neex ànd ak doomam bu jigéen. balaa mu doon neex waaw mu nekk lu baax nag wax dëgg yàlla. balaa mu doon non mais lan moo ci baax. mais non balaa mu doon est-ce que génnul woon xool dëkk bi. non li fi baaxul ak balaa mu ko doon def. tabax na fépp foog mu balaa mu ko doon def daf ko waroon def en jour de semaine. en plein embouteillage. pour mu xam lu Sénégalais yi di dund. la sécurité quand même sa sécurité c'est un président de la République. mais ba mu dee bay def loolu xalaatul sécurité mais vive tente yaa ngi fii kenn du ko gis parce que day en fait dañoo nekk dëkk boo xamante ne ñun embouteillage yi ñuy xëy di jànkonteel par jour embouteillage yi lu mu wax ma lu mu mën a plombé ci économique réew mi da ngay gis koo xamante ne Dakar Pikine wala dina ko def 1h30 imagine sa oto amul climatiseur nga nekk ci car transport en commun buuxante bi. donc loolu la waroon a xool bu ko defoon tey gis jékki-jékki gis ne waaw mais kon naka tey lii la Sénégalais di dund par jour dina si jël ay dispositions mais da bàyyi ba tali bi na yàmbalang boo xoolee nga ni xaaral ma génn doxantu loolu ça pose problème
président il faut que ngay bokk askan wi seen i jafe-jafe ñoom ñëpp a ñuy wut réew mi noonu lañ daan def gis nañ fi élection législative yi ay Abdou Mbaye ñu yéeg fi ay car tata yoo xam mosu ñoo yéeg mosu ñoo sax xam luy car tata Sidi Kaba ñu gis ko si benn atelier tailleur mu toog di ñawlu donc bu ñu nax ni Sénégalais yi bu ñu dox ci maayanu Sénégalais yi embouteillage ci Sénégalais yi boo ko bëggee miin da ngay dem en début de mois nga dem en benn lundi matin déjà man ba may ñëw léegi dama génn embouteillage déjà ñu ngi commencé école Mariama Niass jëm pompier donc foofu la problème bi nekk parce que ñun dañoo nekk population boo xam ne ñun ñooy nax suñu bopp président bu waree jaar fenn ñu xam dafay jaar ñu ñëw jël tali boo xam ne benn pax boo xamante ne amoon na pendant des années ñu xam ne président dafay jaar ñu jël ko kocc ko pour mu mën a bu jaaree dugg secousse fekk loolu ñu ngi nax suñu bopp population ñoo war a bañ loolu fu ñu xam ne président dafay jaar gars yi ñëw di liggéey nañ koy yàq ba président gis jafe-jafe yi ñuy dund par année parce que tamit dañ naan président dañuy génn ne tout va bien mais xam nga ni tey jii Macky Sall vraiment bon acte la boo xamante ni duñ ne ñaawlu nañ ko parce que bu dee communication lañ soxla am na ko ñëpp gis nañ ko ñëpp xool nañ ko donc vraiment ku ko xel loolu ci communication mais am na Sénégalais yi mais nag bu ko doon def man lu ma koy digal mooy no ko def ci semaine en début de mois nga xamante ne oto yëpp ay génn parce que tamit boo gisee woon en début de mois parce que Sénégal réew la boo xamante ne bu ñu demee ba le 20 oto yi gars yi ba dañuy gaari seen oto parce que amatuñu essence bu ñu ci def donc loolu mooy wane aussi pauvreté bi ak gars yi góorgóorlu yi ci réew mi nu mu fi bare. Abou ñu bàyyi la nga jeexal vite fait. waaw mu nekk laataa ñu ñëw ak Seydina ci lu ma soof ci dëkk bi nekk benn rubrique bu bees. mu nekk lu am solo moom mi Seydina daat ci andi ay tontu yu am maana yu clair. depuis Mimi Touré maître comment dirais-je maître Moussa Diop ba li nga xam te ne mooy di Talla Sylla. mooy li ñu koy nommé donc mu nekk ay tontu yu xam ak ci tamit parti réew mi tamit yëngu na. parti réew mi naturellement. voilà parce que Déthié Fall dañ ko nommé secrétaire national chargé de trucs xaw ma lan développement industriel. Déthié Fall def na benn communiqué sorti dem si Facebook am nee na moom poste boobu bëgg ko. donc delluwaat na ko ki nga xamante ginnaaw mu remercier Idriss Seck tamit ndax si poste boobu mu ko jox mais delluwaat na leen ko. te nee na prochainement léegi du yàgg dara dina def benn sortie te. continuer aussi engagement am politique am ci côté sénégalais yi donc loolu bu ko waxee rek ça va tout dire donc mën nañ préparer jamono ji di ñëw Déthié Fall dina peut-être dina tekki ay ndombal tànkam xam naa taxaw xoolaat ba moom fu mu jëm mais doomu gisatuma avenir am ci biir parti réew donc mën nañoo jàpp ni Déthié Fall ak Idriss Seck seen ànd ay fan wala ay mais aussi on n'a pas entendu trop Thierno Bocoum non Thierno Bocoum lu muy wax bokkutul réew mi Thierno mais Bocoum xam nga dafa demoon ñëwaat ci élection non dafa ñëwoon pour soutenir Idriss Seck comme agir en tant que comme nu ko Pape Diop defee woon comme nu ko Khalifa Sall defee comme nu ko Cheikh Bamba il est venu comme allié voilà comme allié ba Idriss Seck demee Thierno Bocoum dafa retiré wu d'accord parce que tamit pour wax la information ba tey gouvernement bañ koy samp Thierno Bocoum on l'a contacté pour devenir ministre mais dafa poser ay conditions peut-être gars yi jubóowuñ ci conditions yooyu après ci la ñuy former seen gouvernement ñu woo keneen mu remplacer ko mais Thierno Bocoum normalement je pense que ministre de la jeunesse moom bu nangoon moo koy jël. ça aurait dû faire di bien parce que loolu bu ñu proposé woon Seydina fi mu nekk nii dina am luñ. non man nañu bàyyi may xeexal diaspora bi rek man ak askan wi. la ñu ne non bàyyi ñu dem ministère askan wi la fi nekkal Seydina ministre ñun ñëpp ñu dem ministère donc ña maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax def ca la secrétaire loolu lu am solo lay doon Thierno nga def ko ay ataayakat bi donc lu am solo lay mu nekk lu am solo donc maa ngi lay jaajëfal bu baax nekkoon ca l'actualité politique on a fait pratiquement le tour ñu lay demee tous les lundis inchallah on a l'habitude de le faire donc ñu jàll ci leneen inchallah merci Aboubacry am na solo loolu waxtaan bi ak nu mu tuddati sax Seydina ma jox la Seydina li ma soof ci dëkk bi lu bees la loo xam ne Seydina moo ko daal di andi man nag yàkkamti woon naa mu jox ma ni ma caala lan moo la soof ci dëkk bi mais malheureusement ba Seydina moom mooy wax li ko soof ci dëkk bi mais en tout cas xam naa même bu ko waxee aussi ça concerne askan wi waaw Thiala wax nga dëgg xamu ñun aussi dañuy nekk ay sénégalais di dox ci dëkk bi di gis ñu gis loo xamante ne aussi fan yee yëpp dafa juróon coow ci dëkk bi ñu naan immigration clandestine nit ñi di jël gaal di dem posé ñu question lan moo ko waral mooy lan politique mauvaise politique bi nga xamante ne am nañ ko pour l'emploi des jeunes tey jii Sénégal secteur informel bi ñu bari ci la ñu yëngu naka ngay war a mën a jëlee ces jeunes joxal leen liggéey jeunes yi di taqale jënd seen scooter pour jëf ay livraison express ñu naan ko cek ñooñu lu ñuy am di fortaatu nga dem ba ay rond-point pompier wala Castor gars yi di la jàpp foofu policiers yi ci jàpp yoo xam teguñu ko fenn ñi jël seen xaalis di joxe donc ñooñu ñoom ñooy dem ba mer finalement ñu ne réew mi gisatuñ fi seen bopp
nañ génn réew mi loolu nag la ñu war a lijjanti tey parce que dëkk boo xasee ba jàpp nit matériel am muy véhicule am nga jàpp ko mu dem ba fay amende yi pour man amatul pénal amatul ñu ko war a toppee ne état bi créé ay mbir yoo xamante ne ku yor sa scooter fa ngay mën a jaaree pour être légal moo xam yéen CMC mooy certificat de mise à la consommation loolu la ñuy jox nga xamante ne fu ñu jàppee moom la ñuy laaj mais nañ koy nañ yombal nit ñi yoon bu ñu war a mën a jaar man damay yërëm jeunes yi parce que dañoo am jom ay ndaw yoo xam ne ñoom mënoon nañ dugguñu si sàcc dugguñu si drogue dugguñu si dara jom la ñu am di liggéey loo xamante ne ceg-ceg dafa arrangé ñëpp fi nga toog ngay toog Seydina ñoom ñu yor ceg-ceg yi ñun la am nañ bac voilà ñu si bari ñàkk pexe ñu si bari ñu ngi seen diplôme am ñoo xam dañoo am seen fond jub yow da ngay toog woo ko nekk saa yi kat ay daal laa bëgg nga jëm jëlil moo ko Dakar dafay yàgg fay ko indi la sa daal bu ñëwee nga remboursé ko mais bu ñu ñëwee tey nga fay ko 2000 francs keneen fay ko 2000 mu dem ba pompier dajeeg policier bu nekk foofu mu monté ko mu arrêté ko jël 4000 am kooku fu mu jëm il faut que être autorité jug si loolu parce que tamit loolu lu ma naqari la nañu jàppale jeunes yi accompagner leen policiers yuy nekk si tali yi di racket borom scooter nañ ko bàyyi te xam ne ay xale lañu dañuy liggéey dañuy daan seen doole dañu wax ban cheminement ban procédure la ñu war a mën a jaar pour être légal ñu am immatriculation si seen scooter di mën a liggéey seen liggéey en toute indépendance kenn du leen sonal ci dara mais loolu il faut que état bi jël si ay dispositions képp ki nga xamante ne dafa da ngeen ko teg si tali bi seen bopp lañ fa nekkal ñi ngi raket booy yi te loolu dafa war a jeex ci dëkk bi donc loolu moom lu ma naqaree wala lundi prochain aussi dinañ xoolaat leneen loo xamante ne aussi injustice la ci réew ñu taxaw waxaat ko ñëpp dégg. macha allah en tout cas nekk na rubrique bu ma neex am. leer na lu wax leer na te tamit lu wax nekk lu dëgg. xam nga l'État mënul jox tous les jeunes du travail. voilà bu fekkente ne ñoom ñu ngi jéem a xool ku nekk di xool fu mu jàpp ku nekk di jéem a créer dara état bi dafa war faciliter ça. de façon administrative mais aussi de façon financière. ki nga xamante ne daa jóg. andi projet bu ndaw ni nga koy jéem a dimbali boo ko dimbali moom di wàllum xaalis au moins de façon administrative nga bañ ko bundaxatal si dëkk bi mu daal di liggéey am lu mu suturloo bañ a génn dëkk bi lu am solo la wax ni secteur informel bi foofu la ñu war a jaar nit ñi ku nekk mu ngi xool Càlla mu ngi xool lu muy def keneen mu ngi xool lu muy def ku neen mu ngi xool lu muy def pour jàppale boppam donc loolu noonu dañ ko war a faciliter li ma dul d'accord parfois la ñuy def ci kaw tali bi lal ci kaw tali bi daal di def comme adresse def di n'importe quoi non loolu kenn du ci d'accord mais ki nga xamante ne dérangé wul kenn mu ngi def liggéeyam mu ngi vraiment il est normal kooku dañ ko war a jàppale dañuy dimbali nit ñi parce que tey jii koo xam da nga waroon génn dem Dakar voilà yaa ngi taxaw oto amutaay dëkk nu mu xatee tey da nga jël usto moom mu dem fi fekk c'est vraiment te est-ce que aussi li ñuy fay ñu ngi koy liggéey waaw loolu c'est important ñun ñi bàyyi ci xel voilà parce que dañ koy jàppale voilà man mii damay jékki-jékki am ay documents yu bari yoo xam ne dama ko yóbbu si différents ministères et di déposer mais da ngay woo benn boy jox ko 10 dossiers mu yóbbu la taf ci yëpp indi xam nga fay ko mu dem mais boo ko fayee tamit mu dem Castor wala dara waa ji man fa ne ko droiteel booy ata dañu laaj booy ASP dañ ñooy booleel booy ñoom duñu boolewul dara wax dañuy ñëw gaare la jël caabi rocc dem seen yoon déjà loolu sax du yoon ASP amul benn légitimité pour taxaw di arrêter nit di ko laaj ay documents ñu ma agent de sécurité lañ donc il faut que tamit gars yi recadrer affaire yi quoi teg réew mi ci yoon bu ñu bëggee dem. am na solo Seydina loolu moo ko soof ci dëkk bi am naa dina saafarawu léegi ñu bàyyi la nga tàggatoo. voilà di la gërëm Thiala di gërëm aussi Aboubacry di wax ne tout le temps plaisir la. ñëw toog ak yéen bokk ak yéen wax ñun aussi li ñu soof ci dëkk bi. waaw mais bu am ngeen droit moom kay léegi nañu wax directeur programme mu wax léegi ku nekk am benn 3 minutes boo xam ne nañu wax lu la soof. merci incha allah day gérer loolu ñu bàyyi la nga tàggatoo. voilà xam naa yéen waaye da ngeen naan ay cheveux yu cher na rek nañ ko wàññi yooyu yéen ci sañ ngeen di dox di gërëm ñëpp di am aussi contentement tout le temps di jàkkaarloo yéen di baaluwaat àq rek xam nga parfois aussi nit matul des fois ñu rëccal wax loo xamante ni dafay blessé ñu ngi ciy jéggalu bu fekkee loolu la bu fekkee tamit lu si jub la ñu jàpp ni suñu borom la waaye tamit tey dama bëggoon loolu laa waroon njëkkee sax parce que tey ji sang bu tedd bi di Serigne Saliou Mbacké tey la def 13 ans bu mu génne àdduna donc tey dañ ciy ñaanal yàlla fu mu tëdd yàlla atte ko ci yërmandeem xaare ko àjjana Serigne Mountakha Mbacké bi nga xam moom la fi nekk yàlla yàggal ko fi te wér ak mboolem kilifa diine yi fi nekk yépp yàlla na leen yàlla yokk wér def Sénégal jàmm di ñaan yàlla feebar bi nga xamante ni moom moo ñu toppoon ci année 2020 bi yàlla na ko yàlla yamale ci 31 décembre 2020 ñu dugg 2021 année jàmm année wërsëg wér gu yaram xéwal di ñaanal yàlla aussi borom réew mi ñi koy ñaanal jàmm parce que tamit kuy yéeg ci bato gaal
da nga ñaanal yàlla borom gaal gi mucc ndax gaal gi mën a mucc donc ñu ngi ñaanal képp ki nga xamante ni da nga yor ay responsabilité yàlla wooy fal yen bi di jéggalu ñëpp nag di baalu ak encore une fois jërë ngeen jëf incha allah ñu koy jaajëfal bu baax a baax Seydina saa su ne muy doon mbégte ñu koy dalal lundi bu jot ci li nga xam ni mooy politique gis ngeen waxtaan bu am solo bi nga xam daan na koy sekk ak Abou Sy wante li ma soof ci dëkk bi itam di ngeen ko am incha allah lundi bu jot ànd ko ba tey ak Seydina ñu koy jaajëfal encore une fois noonu lay def ànd ak waa Régie dugal benn page bi dugal